ayca sëñ Fallou Luc Nicolaï ñu bàyyi la nga wax ak àdduna wax naa ko léegi boobu ba léegi ñu ngi sabab ndaje mi muy diggante Ama ak Modou Lo amul ñaari yoon jàpp nañ ko mu yàqu nit ñi dem nañu ba naan combat bi dina am ak du am tungu di teew ñuy nataal sëñ Fallou Luc Nicolaï vous avez la parole. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñi ñuy seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na sama kàddu nag du ci mën a gum sore ndax dañu jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xamante ne tey am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu moo ñu fi tax a teew tey donc dañ leen déglu rek après. waaw le mot introductif rek quoi doon ci doon baax. waaw introductif rek la genèse de l'événement ba ñu. waaw la genèse de l'événement je pense que ce sera très facile à faire. Malick am na loo xamante su ma defee genèse sax dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste yi bu ñu ma posé question du ma ko mën a wax. moo tax bëgguma dugg ci genèse boobu. je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp lu ñu ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. ayca mi ngi noonu léegi El Hadj Malick li ñuy def mooy dañuy jox suñu mbokki presse bi kenn ku ci nekk présenté wu ñu bàyyi Modou Lo dañuy bàyyi Modou Lo mu nuyoo su ko defee ñu daal di jox suñu mbokki journalistes yi ñu ma def seen i laaj Modou Lo ak sëñ Fallou Luc Nicolaï def seen i tontu bisimilah Modou. waaw auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu ñu fi teew ñëpp nuyu tamit ñu ñuy seetaan ci télé bi waaw di souhaiter ñëpp bonne heureuse année 2019 parce que 2022 du moins parce que boobu ba léegi jotaay bu yaatoo bi amuñu ko xam nga di profiter di souhaiter àdduna yëpp bonne heureuse année 2022 di ñaan at bi ñu dugg yàlla nekk at bu dàkk ci at yi yàlla génneel ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaanal tamit Lions yi kan bi ñu dem yàlla jox leen ndam bi ñu indi ko fii. di nuyu Sénégal di nuyu monde entier. Modou première laaj bi mooy. sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na. fitna bi bëri na. jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté. nit ñi dem nañu sax bay douter ci combat bi dina am ak du am. alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñi. que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dinañu sëgg le 13 mars. waaw waaw El Hadj Malick. Modou moo yëkkati gën a jege. ok gën a yëkkati kàddu bi aussi. waaw El Hadj Malick defe naa wax nga lépp ci sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii. léegi lu mu wooteeg muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko. am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay yee xale yi ci violation ba tax na nañuy xoolaat suñu communication bu baax a baax nu ñuy waxee ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour ñu yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a xàmmee wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal. parce que li may wax du ci làmb ji fépp la bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bari trop te violence amul lu muy defar buñ nee Sénégal ne pays de la teranga bi suñ biir la war a njëkkee mais pas ñu nekk di yee ay fitna. ay histoire yi nga xam ni amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di waxaa jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque réew mi seen loxo la war a mujjee dañu xoolaat seen comportement bu baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale
loolu la. combat bu nekk am nga ko fi. tàkkusaan bu nekk am nga ko fi. mais tension bi ñu sentir ci combat bi dafa mel ni dafa jéggi dayo lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yàgg Balla Gaye métti woon na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey yéen a ngi nii di naanandoo ataaya ak a bokk benn bool di ci daj. mais damay wax tension bi est-ce que ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ñu jëlee ko violence quoi parce que man comme li nga wax bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais su ma juumul ñee est-ce que jëluñu lu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence. da nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen camp bi la du sa camp. ah non du suñu camp amoo ci responsabilité. ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali leneen lay doon mais xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon proto introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jëlal. boo xoolee signature contrat yi ñu woote yëpp mooy bi ñu woote woon Sen TV ak bi ñu wootee woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw mais dañu gis ne Modou Lo moom mooy mujj ñëw lu ci ëpp coow li ci moom rek lay mujjee quoi. waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi ñuy dem. boobu maa ngi jokkoo ak ñi ma war a jokkool muy lig ñu ngi toll fu ñu toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saa yi ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñun ñu ñëw ñu mujj a dem affaire yi xat ñu mujj a ñibbi keroog tamit noonu la demee ñun indiwuñu benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer di jóge fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñibbi mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma la wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé bañ def naka sudul noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëf ci ba mu tegeeku mais nag du ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf alors mais keroog bi muy ñëw. waaw mën nañ après ñu def suñu gars yi mën nga garder micro. waaw parce que Luc il faut mu sànni ñaari kàddu Luc c'est pas la première fois ngay tëgg événement muy am genre détail yi quoi ñu ngi fàttaliku ca Mbour la fa xewoon Radisson la fa xewoon saa yoo tëggee daal day am tulleeg Mali day am coow day am fitna loolu ci yow la. gars yi sax dem nañu maanaam li dafa mel ni moom mooy provoquer lu ni mel pour que événement bi mu mën a jaayu mais day tombé rek tombé moo waral ay gaaf lan moo tax Luc Nicolaï événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi ci yow la wala lu mu doon. waaw jërëjëf Malick tey nag damay leeral lu bare lamb ji ñuy wax tey muy Modou Lo Ama Baldé bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo ma bàyyi làmb ndax ren laa am 22 ans ci làmb waaw ku tëgg ay Mboor Ngeer tëgg ay Mbay Samb yaakaar naa ne yàgg nga ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yëpp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah wa rabbi bu neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo mii toog di Ama Baldé ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw Luc respecté tul amateurs yi du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan mais man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire lamb yu mag yëpp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp lamb yu mag yi fi ne laa lay wax
kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à face kii mu ngi nii toog Malick Thiandoum fekkee na lu bare samay face à face sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcce tension bi fii làmb rek la mënul passé làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb ji barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waaw loolu leer na am na ñu jot a bindu pour samp seen laaj ñu ubbi une première liste de 7 personnes su jeexee ñu ubbi une deuxième liste bu fekkee ni laaj yi jeexul après ñu yëkkati jotaay Yatma Fall Sen News Yatma. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. maximum 2 questions s'il vous plaît. merci di nuyu Grand Malick di nuyu suñu kër yi di nuyu Modou Lo bon ñaari question rek la am benn bi pour Père Luc la benn bi pour Modou Lo waaw fu may tàmbalee mooy suñu Père Luc wax nga léegi face à face dina am incha allah rabbi mais bii passé fi ñu ko defoon muy Pikine arène nationale est-ce que jàpp ñu woon foofu dafa jege Ama Baldé de trop ba tax tey coow li nga xamante ni moo jur li tey mu am. deuxième question bi mooy Modou Lo tey ñu ngi lay ziar di la bëriwaat encore gis nañu aussi yaa roi des arènes mais tey jii say supporters ñu bëri ñu ngi naataange ndax combat bi dina am te lan ngay rassurer say supporters ak lan ngay wax askan la maa ngi ziar yëpp di bëri. Modou mën nga tontu d'abord. waaw comme li ma wax sànq rek suma supporter du ma leen di wax lu dul incha allah combat bi na am parce que man boobu ba léegi li ma war a nekk maa ngi ci jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu la ñu ñaan mu yóbbu ci ak jàmm ak salaam di wax supporter yi rek ñu dalal seen xel bu baax a baax seen mbër xam na lu ne ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla baax na daal. waaw Malick xam nga il faut que ñu arrêté tuuti polémique yu ndaw yooyu su ma neexee man biir kër Modou Lo sax ma def fa face à face su ma neexee ma def ko biir kër Ama Baldé xaalis laa leen fay ay centaines de millions du ay fo contrat laa seex ak ñoom dañ koy respecté ci nii wala ñu respecté ko ci nele wala boog la nga xamante ne loolu laa waxante ak ñoom bu jot xaalis ba jotee duñ ko jot face à face moom li ma la wax dafa leer dina am du yàgg dara Modou dina toog Ama dina toog journaliste yi toog ñu wax ak askan bi jëm ci làmb ji ci jàmm ak salaam bëre ko ci jàmm ak salaam ndam li képp koo xamante ne suñu borom yow la ko jagleel nga jël ko ci jàmm ak salaam te benn coow du ci am incha allah. merci Fadel Niang Dakar Buzz. jërëjëf Malick ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di félicité Nicolas di ko encouragé di ñaan ñu ngi dugg laal di ko ci dam ma am ñaari question benn Modou benn Luc Modou sama question mooy que ni dégg na ñeent say supporters ni économique ba xaw nga faa dégg da nga xaw a féete ci wala seen académie jàmbaar ba ñu bari gisatuñu la ñu bëgg a xam loolu lu ko waral bi ci des mooy lii ñu bari tam ñu ngi sikki sàkk naan combat bi ndax mën na am arène nationale wala dañ koy yóbbu léegi pour su laajte noonu boo ci mënee leeral exact fan la am. Modou tontu. waaw comme li nga wax jàmbaar wrestling Rock énergie parcelle mbooloo yëpp écrit yu nekk parcelle man benn laa ko def parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk Rock énergie te papa moo amoon combat bu jàpp ñun ñëpp ñu koy pare loolu moo taxoon ñun ñu dem foofu di ko jàppale mais Rock énergie la ñu nekk toujours incha allah fa la ñuy nekk bay bàyyi bëri bu soobee yàlla.
contact yi yaa koy def ak waa Rock Énergie wala eggagoo ci level boobu parce que dafa mel ni nee nañu da nga làqatu Lac Rose rek parce que gisatu la. non man chaque jour que jëfee man maa ngi parcelle fa laay ñëw di entraîner quoi ñoo ngi daal xam nga ci liggéey bi lu ñu yaakaar moo ñuy may dem ñoo ngi ci incha allah lépp étape par étape la bu ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a demal feneen rek dañuy def loolu incha allah. léegi mu ne il y a des doutes arène nationale attan na combat bi wala attanu ko wóor na ñu def ko fi wala wóorul ndax yaakaar ni ñu ubbi Léopold Senghor solution la baa nga yóbbu ko feneen. waaw Malick man de su ma gis-gis rek laay wax mënuma nag nekk ci xelu keneen mais man li ma jàpp mooy combat bi mënuñu ko bëri arène nationale parce que keroog gis nañu billet yi je pense 5000 francs dañ ko jaayee billet amateur te gis nga amateur yi kaas te bu ñuy kaas aussi peut-être ci benn côté wax nañu dëgg parce que publicu làmb xëy na doole yi yemuñu bien que damay gis ay artistes yu jógee étranger ñu mel ni ay daju ay ñeneen ak ñeneen bu ñu ne billet 10 000 francs billet 25000 VIP 100000 kenn du wax dara alors que li ñuy fay mbër yi sax fayuñu ko ñooñu. donc tey je pense que bu dee làmb nit néegu ci joxe 5000 francs ci mbër yooyu fay ay 150 160 millions je pense que war nañu xoolaat mbir mi il faut nit ñi xam aussi dañu bëgg mais arène nationale li wóor ba wóor mooy man xam naa ne combat ba xaju fa mbër mii toog xam na ne xaju fa ndax Modou mii leer na ko ne supporter am kase feesal nañu arène nationale moom mii wóor na ko ci combat bi bu caaxaan passé dëgg des ama moom itam ay supporter am feesal nañu arène nationale léegi nag ñun moom amuñu décision bu ñu ciy jël li ñu mun mooy def suñu liggéey bu dee arène nationale moo fi sës itam ñëpp na leen leer ne billets yi moom du yomb waaw billets yi moom du yomb moom waaw donc loolu daal moom moo ci nekk mais ñu doon suñu sago ñu ngi ñaan état du Sénégal ndax aussi jeunesse am rek la am population am rek la am ñu leen di ñaan solennellement ñu def exception bil ñu Léopold Sédar Senghor ñu bëre fa combat bi pour mu doon fête ci ñëpp ñoo xamante ne xëy na duñu mun na dem stade ñëpp doon fête ci ñoom affaire bi doon vraiment loo xamante ne ku ne dina ci gis sa bopp. réussite totale. voilà loolu daal la ñuy ñaan incha allah. Baye Djili Wassare. salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp nekk sa tur ak sant. Modou sëñ Fallou Luc Nicolaï. dañu am benn question rek pour sëñ Fallou Luc Nicolaï ak Modou. sëñ Fallou question bi njëkk bi mooy làmb ji ñu bari ci amateurs yi comme ni nga ko waxee léegi xalaat nañ ne combat bu toll ni Modou Lo ak Ama Baldé xajul arène nationale ñuy wax ni sëñ Fallou Luc Nicolaï xel mi sax mu ngi ci jël làmb ji yóbbu ko ba Gambie est-ce que sa xel mu ngi ci yóbbu làmb ji ci Gambie wala déet. Modou benn question bi moom la Ama Baldé avant ngeen di daje dafa dëkkal ci suñu nopp ni Modou Lo ñemewu ngeen def face to face ñu dëkkalaat ko ni Modou Lo ñemewu na parce que mënuñu daje ñoom ñu dégg dernier discours Ama Baldé bu njëkk da doon wax ni ku mën ku dàq bëri loolu yàlla na la yàlla may ndam mais bii dafa jël rek ne ku mën ci làmb ji yàlla na ko yàlla may ndam mu mel ni kon Ama Baldé dafa jàpp ni moom moo lu mën moo la ko doole taxawaay boobu ak loolu lan nga ko gisee en même temps. léegi très rapidement est-ce que sa xel mi ngi ci yóbbu combat bi Gambie comme ni ko ñenn ñi xalaat. waaw Malick je pense que nag quand même yebuma Sénégalais yi quoi franchement combat bu toll nii su ma ko naree jël di ko yóbbu Gambie mooy wax dëgg yàlla joxuma cër Sénégalais yi li may ñaan état bi jël disposition yëpp ñu ànd ci liggéey ko événement bi doon événement boobu day apaiser xol yi apaiser xel yi ñu ne ci hôpitaux yi féex ñi ne ci lieu de détention yi féex ñi ne feneen ak feneen féex ñëpp féex loolu daal lay ñaan ndax événement yu mel nii dafa baax ci réew je pense que Gambie moom honnêtement xalaatoon naa fa yóbbu face à face Modou Lo ak kii mais combat bi ci boppam moom honnêtement xalaatuma ko yóbbu ndax respecté naa quand même Sénégalais yi. Modou. waaw am na loo xam ne moom ma ne ko waxu mbër la jaru sax di tontu quoi su ma demee bay ragal góor waxuma la mbër de su ma demee bay ragal góor ma xoolaat sama bopp waaw
bu muy wax nag ay combat bi ku mën a quoi yooyu yëpp ay waxu mbër la rek day wax pour xumba rek quoi mais géew ga bu ñu tëjee saaway barrières yi ku nekk xam nga sa morom yàlla baax nañ yàlla may talak fekk rek incha allah wax ji moom jarul muy bari comme jëf war na moom wax jarul muy bari incha allah. Mamady Diouf groupe E-Media. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu assistance bi teew yëpp di nuyu mbokki reporter yeeg journaliste yi di nuyu suñu caméraman yi nga xam ne mënul woon ak ñoom kenn du fay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax liggéey bi am na solo di nuyu suñu papa yi nekk ci salle bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax assistance bi yëpp bàyyiwuñu kenn mënuma wax bu bàyyi te nuyuma suma professeur suma maître Alaaji Ngagne Diagne lu nekk ci man rek moom moo si def maa ngi koy nuyu d'abord di ko ñaanal gudd fan ak wér sama premier laaj dama koy jagleel léegi Nicolaï léegi renvoi yi bari na diggante Baldé trop lan moo waral loolu bu may mënee ñëw ci wàllu galaaj Alaaji Malick Thiandoum wàllu galaaj est-ce que du posé tuuti du xaw a naqari combat bi tuuti quoi parce que keroog gis nañu ne Ama Baldé am na lu mu yoroon pour laal mais dafa mel ni merci beaucoup gars yi ñu yam ci ñaari laaj rek te mu gën a précis Luc gars yi nee nañu puus-puusaan bi dafa mel ni jekkoo yoroo. waaw Malick c'est vrai maa ngi koy remercier bu baax di wax ne nag professeur am yaakaar naa li mu jàngal élève am des na tuuti waaw parce que renvoi amul ci combat bi benn renvoi moo ci am musuñu renvoyé combat bi benn renvoi moo ci am te Covid moo ko indi bu dul woon Covid bi dañuy tëgg làmb ji musuñu renvoyé ko wax ma benn renvoi bu dul renvoi bi amul. 25 décembre mooy benn renvoi bi amul beneen de si Covid la woon Covid moo fi jaar. Cheikh bi Covid la loolu du jàll loolu du info. voilà ok ñaareel ba affaire u xaalis la waaw d'accord maa ngi ñaan ñu defal ma téléthon ndax ma amaat xaalis mën a tëgg làmb yi. non affaire u téléthon kenn waxu. ah de comme yoratuma keñ. nañ ma il y a defal un téléthon budget waaw. il y a un budget prévisionnel pour ce combat. budget boobu ndax bouclé nga ko say partenaires fan la ñu toll ak yow ci budget bi ak montage financier bi ba lii yëpp mën a àddu parce que li nga fay mbëri bari na. waaw am na question yoo xamante ne du neex a tontu parce que ci liñ ko laaj dafa yomb quoi CNG ñu ngi fi maa ngi en direct président Bira gi may dégg Ndiame gi may dégg combat bi ma régularisé joxe reliquat yi Modou Lo gi nii di ma bàyyi ma fenn ëpp na 6 mois amul benn mbër bu ma deseel 1 franc mu ngi nii toog yorelu ma kenn dërëm ñoom ñoo ma yorel man yorewuma leen. le budget prévisionnel. non may ma ñëw parce que da nga ma laaj. ma continuer question bi ma laaj. dafa am loo xamante ne lii may wax duñ ci gan ñun dañ ko xam dañuy def ay montage li moo tax ma tontu ko rek comme xam nga nit bu la tontoo yenn question yi nga tontu ko rek question bu terre à terre da nga koy tontu terre question réponse bu terre à terre. waaw moo tax ma ne ko nañ ma defal téléthon ndax ma am lu ma yeggalee combat bi voilà am. loolu moo tax ma reformuler Alaaji Malick waaw am na benn laaj moo bëgg a laaj Serigne Fallou Luc Nicolaï. allez-y ah parce que dañu xool lamb ji dafa nekk facteur de développement ñu gis tamit lamb ji li muy def ci stade yi heure bu ñu tëggee lamb stade yi day fees del la preuve en est que dernier combat bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye stade Léopold Sédar Senghor feesee na noo xam ni sport football sax mosu koo feesee mais tout le temps da ngay gis ay sponsors yaa ma neex lan moo tax booba léegi nii lamb ji mënut a décrocher ay sponsors yu mag problème bi ci lamb ji la moom problème wala boo gis nag sponsors yi ñëw tey seen loxo ci lamb ji loolu daal jaaxal na ma. waaw Cheikh je pense que li nga wax c'est extrêmement important ça c'est de très bonnes questions te dañ ciy tontu parce que booy seet lamb ak coow li muy am yëpp mais lamb yokkuwul
est-ce que làmb dafa yokku làmb booy xool sax dafa wàññeeku li daan am bu njëkk ba engouement bi daan am ci làmb xëy na amatu ko mais tey xëy na am na loo xam duñ ci mën a sore ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu te dañu bokk réew mi mais am na ay lobby aussi yoo xamante ne tey làmb arrangé wu leen nañu waxante dëgg donc ils sont obligés fustiger làmb pour mën a ñoom récupérer sponsor yooyu fii nañu waxante dëgg Sénégal la ñu ne amuñu lu ñuy nëbbante te ñun nag bu ñu demee ba mën a jàkkaarloo caméra yi te duñ leen wax dëgg ah bu yeboo ñu toog suñu kër waaw ndax lu ne def nañ ko ci làmb ji sponsor bu ne indi nañ ko façon cachet bu ne jox nañ ko mbër donc tey mais nag maa ngi lay bëgg a ragal Cheikh xanaa dafa am loo yëg am na sponsor bu mag boo xam dina dugg ci biir làmb ji diggante Ama ak Modou Lo. waaw te bu soobee yàlla fii rek suba di ngeen ci am yéen ñëpp lu leer koo xamante ne bu mag a mag la ci làmb bu yoroon làmb ji bu neexee suñu borom dina duggaat ci làmb am na solo. waaw loolu man maa ko wax voilà. Très bonne nouvelle. Thierno Sy, lutte sénégalaise. Ah oui, excusez-moi. waaw moom lu mu waxati sax. moom li ngi la laajoon. booy bi na wax. waaw waxoon na affaire de galaaj ah. lu tax aussi dafa mel ni dafa am lu am sa diggante ak Ama ba booy wax sax doo tudd turam. xamatoo question waaw loolu la ok. am na lu am sa diggante ak Ama ba booy wax sax doo tudd turam bu mel ni dafa am benn ñagas-ñagas seen diggante mbiri galaaj aussi dafa mel ni dafa nar a dem ba yàq làmb yi parce que xëppante beeg yooyu ñu ngi koy xalaat seen diggante. ay ñagas-ñagas mënul am suma diggante ak Ama parce que li may wax làmb moo ñu boole muy benn tàkkusaan bu jeexee bu ñu dajee xanaa ci xew wala leneen ñu am jàmm suma adversaire la ñun ñooy mayante xaalis amul lenn lu ma yéene sama bopp laa ko yéene loolu lay lancé li ma yéene sama bopp laa ko yéene amul benn ñagas-ñagas luy am ba may bañ a tudd turam non mais des fois xam nga rek nga wax ak xaal mooy loolu noonu mais amul lu am suñu diggante ba ma koy jàppal dara waaye ay affaire yu ay xëppante ci làmb nag xam nga yu ci bëri yooyu ay xumbal la rek ci làmb man boog ay xumbal laa ko jàppee sa way loolu daanu mbër man jàpp ma ni loolu mooy daan mbër lu koy daan sa way liggéey boobu kongu la ñëw taxaw ci géew gi ñëw fële demal indi ay bari ko ñëw xëpp fii ak yooyu yëpp ay bataille psychologique rek laa ko jàppee te boo amul bopp dëgër loolu mënoo ci kii mais alhamdulilah expérience bi ma am ci làmb yàgg naa ci yooyu mënu ma déstabiliser mënu ma yëngal oui. Thierno Sy, lutte sénégalaise ana Thierno. maaleykum ñu ngi lay nuyu baax ak moom. ñu ngi lay fay. question bi ñu am bu ci njëkk ci li ñu ko laaj dañ koy posé li ñuy wax ci PPV mu ngi woon ko 2018 mu jëm léegi ba ñu dem ci 2021 est-ce que léegi lamb yi mu ngi ciy gagné wala promoteur yi ñu ngi ciy gagné. beneen question bi ñu koy jëmale ci Modou Lo li ñuy wax ne sa première interview dama ne woon yow doo ñeex bu ñebe kenn loolu nga waxoon bataille psychologique la wala ci dañ koy dëggal ba léegi wasalaam jërëjëf. Modou tontul dafa. ah mais loolu kay jarul ay ndax da nga koy waxaat wala da nga koy dëggal loolu kay nit ñi ku ci nekk rek mën nga def sa seede man su ma lekkee avant su mbër dama ciy def fulla fayda jëm ak fi defe naa mosuma bëree ñu pare naan acam damay def li ma war a def lu ci des nag moom yàlla moo yor li ma du wax laa lu ma waxoon démb laay waxaat dama ñeexu ñëpp kenn waaw. léegi pay-per-view yaa ko fi indi ndax gaa yaa ngi ci gis seen bopp beneen bi ci ne Sénégalais yi nee na waaw foo nga limi pay-per-view bi nga fi dugal tax na ku jóg dugal pay-per-view kenn mënatul seetaan làmb mel na ni sax moom moo commencé rey engouement bi amoon ci làmb est-ce que tey amuloo tuuti regret sax ci li nga fi dugal pay-per-view. waaw Malick regret moom am naa ko moom ci biir honnêtement bu dee dëgg rek laay wax parce que ku ne sa àqulaayu taala ngay wax. pay-per-view li ma ci dugal dama xool ay xale sénégalais muy mon fils Ibrahima Faye Beuz ñëw jóge Canada yor projet bu baax wax dëgg yàlla bi mu ñëwee itam
ma adopté projet boobu ànd ci ak moom ñu liggéey ko mu doon xale bu jàmbaare xale bu am jom am fulla am fit donc ma jàppale ko ci Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu ànd ci liggéey ci pay-per-view bi pay-per-view waxuma ne baaxul déedéet au contraire waxuma ne baaxul mais dama ne man damay regretter parce que lu rey làmb pay-per-view ci la bokk parce que pay-per-view mun na jox peut-être promoteur xaalis mais problème bi mooy làmb engouement bi mu amoon pay-per-view da koy wàññi ndax je me souviens ñun bi ñuy tëgg ay Tyson Mor Fadam ay Yékini Balla ay Modou Lo mi Balla Gaye boobu jamono engouement bi amoon grand place yi nga gis ay famille entière yoom dañuy jóge dëkk ak dëkk jënd ay xar jënd togg ceebu jën Malick mi dëkk ngaay seen waa dëkk mu dem fa weekend bi ak yooyu ay mbir la woon yoo xam ne gisatuma ko man ci làmb donc loolu xëy na li doon xëcc nit ñi ci làmb sax xëy na mun na leen frustrer dans leur subconscient xëy na du doon conscient sax mais subconscient lay doon ba tax ñoom ñu fustiger làmb donc man bu doon sama sago événement yu mag yu mel nii kenn mënu ko dëgg te amoo partenaire mënul nekk donc état moo war a jël ay responsabilité mooy lan mooy xam ne réew mi sama réew la man lañu fal man lañ fi teg te réew mi li ma bëgg mooy ñu bég donc ñu xool ay façon yi nga xamante ne mun nañ ko def ndax état quand même bu bëggee jël événement yu mel nii may ko Sénégalais yi mun na am ay pexe yoo xam ne bu ko defee mën na may Sénégalais yi événement yu mel nii bu leen ko mayee seen ko ñëpp seet ku ne Fongolemi ku ne Dindi Felo ku ne Fouta diaspora bi ñëpp seetaan combat bi bu ñu xëyee ñëpp di ci débattre ñëpp di ci wax làmb dellu siwaat fi mu nekkoon pay-per-view nag bañuma ko am na yenn événement yoo xamante ne xëy na du am yenn envergure yi mun nañ ko def pay-per-view mais je pense que pay-per-view baax na trop ci làmb mais man de pour man sama aqulaayu taala rek laay wax lu rey làmb pay-per-view ci la bokk. bien répondu Alaaji Malick waaw xam nga amateur yi dafa am ñuy dund làmb am ñuy dundal làmb am ñuy dundee làmb ñett dafa am ci làmb yi yooyu am na xam nga man nag animateur mbalax laa mais léeg-léeg damay làmb laa gën a suivre que moom laa gën a suivre que basket moom laa gën a suivre que football moom laa gën a suivre sax que musique mën naa la wax émission làmb yi daw ci télé yëpp chaque jour dafa benn affaire boo xam ne bëgg naa ci mooy que ni ñun Sénégalais suñu jógee ni combat Malick Thiandoum ak Cheikh Sarr combat promoteur bi def kéemtalaay kàttanam boole ay njaayum gerteem njaayum daqaaram njaayum sorom ak di tax xëpp ci ko ci combat bi ba combat bi taxaw yow amateur bi yow supporter bi doon wax ni combat bi kat wax di yàlla dafa war a taxaw ba promoteur bi taxaw ko yaa koy jàppale yow it yaay génnee ci sa njaayum daqaar jënd ay billets ñëw toog seetaan ko loolu mooy tax au moins que ëllëg boo nee promoteur bi tëggal diggante Cheikh Sarr ak Moussa mu tëgg ko beneen bi ci tegee mooy question bi may laaj Modou Lo laa koy laaj Modou Lo soo yaakaaree ni combat bi dina yomb ci yow yaa ngi nax sa bopp xam nga lu tax dangaa dugg Pikine daan Eumeu Sène jël bu métti waa Pikine métti képp kuy supporteru Eumeu Sène ak ku juddoo Pikine waa Pikine toog ci seen biir waxtaan ni couronne bi dugg na Parcelles kenn rek la ñu yaakaar mu jëli ko muy Sëñ Lo Ndaw waa Pikine yàpp ko préparé ko Ama Baldé boo déggee muy wax da ngay gis ni kii am na lu ne ci biiram waaye am na lu ne ci ginnaaw nee na sax Modou Lo bu ko neexee signature contrat ba na indi ngàmmam mu indi ngàmmam ñu sëgg bëri kon kooku ñeme na la mbaa xam nga ne combat bi Modou bëgg ko de waaye Ama bëgg na ko looy tontu ci loolu. sëñ bi maa ngi léegi yëkk la très bien. ma ne ko combat bi xeebu ma ko musuma ko xeeb te du ma ko mus a xeeb tey dama ne ci làmb di ci bay suma waar ba yàlla def ma jël couronne bi tey jël couronne bi sama premier combat war a nekk Ama Baldé kon combat bi xam naa fu ma yegg bu baax a baax a baax xeebu ma ko du ma ko mus a xeeb jamais te lu yomb sax dafa baaxul lu yomb baaxul
bu may combat bi yow ay ñëw fat dóor mu daan wala yenn dóor suuf non bëgg naa mu saf balaa yooyu yëpp di am incha allah jël la am puisque bis bu mag la dañ koy xaar lu yàgg tey bu ñu ñëwee bis bi war na wane boppam incha allah bëgguma combat bi ñëw rek ay dóor mu daan wala non bëgg na ñu bëri lu saf wala xeex lu saf jël di soog am incha allah sama bëgg loolu la. dañoo nekk ci lancé pay-per-view bi te benn Nicolas daf ci wax lu am solo léegi dañoo gis. moom da ngay siif waaw maa ngi jégalu dama bindugul te comprendre ma woon dañuy bindu te benn Nicolas dama ko bëggoon a laaj dañoo gis collaboration ak xam nga ci dernier combat Baye Mandione ak Xoyantaan te yow yaa indi woon pay-per-view te yow yaa collaboré waat ak xam nga lan moo expliqué collaboration boobu tey boo nee am nga regret ci pay-per-view au Sénégal ci ni mu doxee léegi xam nga lan la ñuy xaar ci sa diggante ak moom ci combat Modou Lo ak Eumeu Sène seen collaboration fan la yem bu dee partenaire Ama Baldé bu dee partenaire dafa am bu fekkente ne partenaire dafa am sa collaboration moom la koy arrêté offrir Sénégalais yi combat bi wala lan la ñuy xaar ci loolu Modou Lo dafa am expérience léegi moo tax buñ ko songee ci signature de contrat mu dellu ginnaaw voilà parce que bëri nga combat bu bari coow bu nekk te combat bu nekk signature yi li muy bari coow yaay jiitu li coow li di bari sànni nañ la xeer fu ne yaay jiitu mais keroog dañ laa sànni xeer nga dëpp lu ko waral expérience la wala qu'est-ce qu'il y a. waaw jërëjëf Modou question bi c'est très pertinent wax dëgg yàlla boo seetoo ci sama biir discours nee naa ne fustigé wu ma pay-per-view waxuma ne baaxul de lu baax ci làmb la mais man dama gëm ne lu rey làmb la Sénégalais yi nag ñoo fi tax a toog ak amateurs yi ak askan bi lépp lu ma mën a def pour béggal leen incha allah dinaa ko def ndax nag Modou bare na ñoo xamante ne ci population bi lañu bokk bugguma dugg ci détail duma ci dugg itam mais mënuñu accéder ci internet parce que fa ñu ne moo tax te ñooñu dañoo jar a xalaat c'est la majorité. ndax ci askan bi lañu bokk man bu doon sama sago télé yëpp wane ko en direct ku ne woon la nga mënee nag waxuma jël signal di joxe de ku ne wane sa direct bopp woon li nga mënee waaw man bu doon sama sago noonu lay demee affaire bi xumb mel ni mu meloon bu njëkk ba am engouement te yow wóor na la wóor yaa ngi may poser question mais xam nga ne loolu mooy dëgg te looloo war a am yow xam nga loolu ndax internet am na ñu bari ñoo xam ne yoruñu télé nouvelle génération donc seen téléphone rek lañ ko mën a seetaan te téléphone tuuti na tuuti boo xamante ne di ko téye pendant 4 heures de temps di ko xool nii neexul te ñaata nit ñoo ci mën a xool donc man foofu laay waxee mais dama signé contrat parce que dama jël alal bu bari def ko ci làmb ji donc foog ma wut ay pexe yoo xamante ne ñoo ma ciy génne waaye bu ma gisee pexe bu gën a neex ma jaar ci boobu loolu rek la. jërëjëf ah Modou Boy c'est vrai. waaw. Ngoné Mbaye sa question dégg naa ko mais àdduna ku nekk màgg ngay ñaan ku nekk màgg ngay ñaan ci lépp nag ah màgg du yeel yu gudd rek wala boobu rek loolu du màgg yàlla dogal na ci làmb comme ni nga wax jafe-jafe yi bëri na dem nañ am nañ daal taxusaan bu nekk signature bu nekk xam la keroog comme ni nga wax am na benn essence sax yi nga xam ni dënn yi tàngoon na naroon nañu affronter mais comme ni nga wax ku defarul rek yaa yàq te tey bu ñu defoon comme lu ñuy def kon li may wax heure bi leneen la ñuy wax te dañu toll ci làmb fi nga xam ni lu defar rek la ñu war a def luy defar rek la ñu war a def bu ñu gisee lu yàq sax ñu teggi ko loolu moo tax keroog ba loolu amee xam nga dem nañ taxaw SDG mais après ñu dem ñun ñibbi quoi sinon xam nga da nga fiy gaañ wala ñu gaañ la amul benn sens loolu moo taxal ñu dëpp keroog. Je vais tordre le cou à l'autre jox jigéen ñi ñu laaj ah Makan Sénégal 24. xam naa daa jiw mais Makan bu. ah Makan baal ma de. waaw question bi maa ngi nuyu ñëpp. Makan góor la. góor la waaw nga góor rek. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu papa Ligue Nicolas ak Modou Lo. question bi nag bi ma am mooy suñu papa Ligue Nicolas laa koy laaj. di ko wax ne ko gis nañ presse en ligne bi ni muy liggéeyee ci làmb
te keroog signature contrat bi diggante Modou Lo ak Baye Mandione dañ ne 5 heures kaay jëlee ko sa bopp. ñu gis ne da nga signé ak benn partenaire te presse en ligne bi bokk na ci li muy jaay combat Modou Lo ak Ama Baldé question beneen bi tamit bi may amaat Sénégal yi ñoom ñooy wax ñu ne Luc Nicolaï ak Modou Lo ñoo bokk tëgg combat Ama Baldé ak Modou Lo jërëjëf question. yéen ñaar ay partenaires ngeen. Malick dafa waxu presse en ligne bi tey ku nekk xam na sama diggante ak ñoom yaakaar naa ne amul benn événement boo xamante ne mus naa leen ko tere mais nag dafa am loo xamante dañ ko war a réguler aussi loo xamante ne dañ ciy toog waxtaan ci parce que ñoom ni ñuy defee promotion événement bi ñoom noonu la ñuy amee ay vues seen liggéey ñuy soxla événement bi donc loolu dinañu xool ki nga xamante ne mooy seen responsable moral ñu toog ñu waxtaan ci wala ñoom ñëpp su leen neexee parce que loolu sax décidé woon naa ko benn moment woo leen ñoom ñëpp ñu toog waxtaan xool nan la ñuy liggéeyee ci combat bi maxu mu ngi nii xam na ne waxtaanoon nañ ci maxu mon ami bi nga xam ne moo ne ci Luc Nicolaï ko donc am na luñ ci waxtaanoon parce que moom mooy gérer lépp luy digital donc biñ ci waxtaanee aussi am na luñ ci tëraloon mais loolu yëpp dina ñëw incha allah dalal leen seen xel lépp lu ñu mën pour ngeen mën ci liggéey ba gis ci seen bopp dinañ ko def parce que ñoo bokk réew mi te waruñu xañante dara mais lépp dans la mesure du possible ak li nga xamante ne kenn du gaañ moromam loolu dinañ ko def incha allah beneen question bi Malick. mu ne ndax yaag Modou Lo mii da ngeen a teg dil. mu ngi nii. waaw Modou Lo mu ngi nii. yéen a ànd di tëgg làmb ji. dama ne am na ñuy wax ni sax yow mu Luc dana joxu la dara da ngeen a kii collaborer. la leer. non mais xam nga affaire yi moom bu amee ku ne di nga wax sa xalaat rek man miy bëri ndekk acteur moom defe naa tal naa leen dul di tëgg ay làmb ak ndekk ay coproduction ci li ma nekk laa nekk muy sama entraînement moom promoteur la comme yàgg na tëgg bis bu nekk bis jaaxlu ko daf ñu fay man ak Ama Baldé ñu war a sëgg bëri incha allah di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm bu soobee yàlla. pourtant nag Malick yàlla rek moo tax may wax. Modou mu ngi nii toog laaj ko ndax avance am. 1 franc manqué na ci laaj ko mu ngi nii. amul benn dërëm bu coo xamante ne manqué na ci te reliquat bi CNG laa ko yóbbu ñu jox ko mu ngi nii yore lu ma leen dara. am na loo xamante ne nag. ah non loolu kay jarul sax wax. xam nga ni saa yi lu ñu waxante bu amoon lu ci manqué kon ñu nit lu ñu war ak moom duñ ko def mais tey moo ngi nii woote ñëw leneen ak leneen bu woote bu ñëw parce que contrat moo ñu tënk lu ñu signé lu leer nañ la. ku ne jox sa waaw. loolu kay kenn waxatu ko. loolu leer di ñaan Sénégalais yi rek aussi ñu gën a tàppe xol yi xam ne aussi xam nga nit aussi toujours delloo ko rek la mu moom bul ko jéem a toujours fustiger di jaar ci yenn affaires yi réew mi fii laa dëkk lu ne def naa ko fi waaw nañu ñaan yàlla rek mu ñuy kàttanal ndax yàlla rek moo yor kàttan ñun yoruñu kàttan waaw bu ko neexoon tey lii sax du am bu ko neexoon ñun kenn xamul tey ndax di nga ñibbi sa kër ci normal kon nañu sant yàlla di ko gërëm boole xol yi boole xel yi lu am solo gi noonu loolu leer na yaakaar naa ne Modou ak fi mu toll ci làmb nekk un professionnel. waaw di bëre gratuitement. xanaa xel xalaatu ko. lan yaa di mbaxal. ah di mbaxal. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp. ban organe la. Sénégal 7. ok. di nuyu Pape Luc Nicolaï. tey moo question bi ma am mooy tout le temps dañ lay bëgg a interviewé. mais xam naa ne communique pas beaucoup li ma lay laaj mooy sànq sa biir wax nga ni que Ama Baldé peut-être dafa jël loo xam ne dafa ëpp doole. parce que gis nañ ko diggante moom Tapha Tine. comme face à face boobu waroon am parce que mujjewul am parce que Tapha Tine moo ko jiitu otoom bi ñu toj ko sotti ko ay gàllaaj loolu moo waral ne diggante Tapha Tine ak Boy Niang ba tey face à face amul ba ni combat bi di amee parce que Tapha Tine da doon bañ loolu ko daloon jigéen mu dalaat ko diggante moom Boy Niang ne woon na ko maa la mën su ma la nee puusal di nga puus yow nga wax ni ñoom dañoo jël lu leen ëpp doole loolu noonu yow lan nga koy expliquer yéen ñaar sa adversaire boobu aussi ñu gis ni Covid 19 bi tout le temps ñu gis sa combat bi ñu reporté ko à cause de ça yan dédommage ngeen si am ak beneen question promoteur bi la ci Covid 19 waaw beneen question bi ci Covid 19 bi la promoteur bi Luc Nicolaï
ñu gis ni amoon nañ ay promoteurs yi ñu woo moom dédommagé est-ce que moom ci la bokkoon ne aussi lan moo tax Covid bi boobu ba tey dégguñu ko ñu xam ne métti na ngay reporter sa combat ci ay millions yu bëree bëri loolu lañ koy masaw di ko laaj moom Covid bi lan la def ci moom. waaw sa question bu njëkk mooy li ma wax moom loolu laa jàpp puisque loolu laa jàpp moo tax ma ni xanaa li ñu jël dafa ëpp doole ba tax boobu ba léegi xam nga saa yu dara taxawee rek ñuy def ay affaire man loolu laa jàpp dañu jël lu leen ëpp doole. mais man loolu s'il vous plaît. mais man loolu jaaxaluma comme ni nga wax taxu sant bu nekk bëri naa ko bis mënul des ci man ñoom kay xam naa moom ñoo jël lu leen ëpp doole moo tax boobu ba léegi ay benke ñenke di am quoi mais nañ ko woyofal rek diisul quoi. ndax dédommagement am na ci report yi. waaye xam nga affaire de Covid 19 la wax dëgg yàlla xam nga loolu ñëpp la touché parce que promoteur bi tëgg combat am moom bu ko neexoon bu sañoon combat bi am lim ci am dem avancé xam nga ñun tamit noonu mais tax na li nga xam ni yàlla daal balaa bi yàlla wàcc la kenn mënu ci dara état nag am na yu mu doon def mais ñun nag mbër yi moom ñun defaluñ ko wax dëgg yàlla. am na ñu mu def ay dédommagement ci fond Covid bi mais ñun mbëri moom gisuñu ko vraiment mais sant yàlla nag alhamdulilah. li ndax jot nga ci dédommagement Covid 19 bi report yi yan conséquences la am. waaw Malick wax dëgg yàlla report yi metti na torop ndax ku jël sa xaalis immobiliser ko pendant ay at yaakaar naa benn investisseur homme d'affaires yi may dégg xam nañu ne amul intérêt. boo ko dugaloon banque sax ci 1 an. au moins minimum li ma fay mbëri di nga ci am bénéfice boo xamante ne di nga ci mën a régler ci benn année sa famille donc loolu amul solo par contre nag ci dédommagement yi li ma dégg man parce que man kenn woowuma pour dédommagement mais man li ma dégg ne moom la ñu dédommagé mbëri promoteurs yi muy 2 millions yaakaar naa loolu laa dégg ne moom la ñu jox mbër promoteur bu ne man 2 millions yi moom laay fay frais d'organisation pour organiser lamb donc question bu pertinente nga wax je pense que dédommagement pardon dédommagement bu ñu koy wax 2 millions nga koy jox koo xamante ne peut-être fay na ay centaines de millions ay mbër bon xëy na aussi loo xamante ne war nañ ko seetaat mais man je pense que ku ma woowoon sax di ma jox 2 millions pour dédommagement wu làmb wax dëgg yàlla yaakaar naa ne dinaa ko jël def ko feneen waaye duma ko def ci sama bopp man parce que yaakaar naa ne yenuwul maanaa ci man. alors dédommagement yi aussi ñi nga xam ni dañu régulariser woon seen combat au niveau du CNG la ñu dédommagé je pense que moment bi ñuy def report bi fekkul woon nga régulariser loolu moo tax. mais nag Malick report yi moom mbër yi ñoo ci gën a tey xam nga fi ma toog mbër yi laa fi toogal promoteurs yi ñoo tere puisque yow da ngay joxe sa avance ci Covid sam la Covid bi jeex yow da ngay continuer li ngay am da nga koy am yow amul perte ba mais mbër bi moo ci gën a perte. laaj ko moom kañ laa régulariser combat bi laaj ko ko. waaw comme ni ma la. est-ce que matul 10 mois avant Covid laa régulariser man. au niveau du CNG. mu ngi nii toog kay. man bu lu may wax man. moom mu ngi nii toog. xam nga loolu tey mbër mi moo ci gën a perte mbër mi jël avance Covid ñëw. kenn dédommage woo kenn defu ko dara léegi xam nga ni day dund loolu lekk na ko bu yàgg léegi combat bi war a ñëwaat sax ñu jàppaat ko mbër moo ciy gën a dem moom. promoteur yi mais est-ce que lamb ji kon est-ce que lamb ji amul benn lobby buy daw bu ñu am ci xejj ak seen est-ce que. ah oui parce que yow ba problème bi amee ñun mbëri génn nañ wax nañ ci yow problème mu Covid bi woon wax tamit ci affaire de fonds Covid bi woon. parce que ñun ñëpp ay acteurs lañ affaire bi ñëpp la impacté woon. boobu jël nañu ay avance toog Covid ñëw ñun ñëpp ci am balaa bu yàlla wàcc dañuy muñ rek mais tamit affaire yi moom amoon na ku ma day am ku ma amul day amoon na ko. non Malick gis nga wax bu jotee dañ koy wax. moo ma fi indi man. sinon dama ñëw fii di fi toog. ay dañ ma gis ma jàkkaarloog presse bi. li Cheikh wax dafa am solo est-ce que lobby amul ci làmb ji. làmb ji nañ delloo si waat xel yi. ñi ko war a yor ko ñi ko war a yor xam nañu seen bopp. la ca biir nag sëpp la ko bënn nga ca biir kenn xamu ko waaye nag la ca ne man dinaa ko wax mais wax dafa jotagul ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne danga ma wax te wax jotagul mu jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ne ko danga ma wax foo ma war te waxee moo tax duma ci waxagum mais am na lobby mais lan moo ñu mën a jaaxal fii ci làmb ji Malick yow Malick Thiandoum mii toog je te prends à témoin fu ne ànd nañ ko ci Sénégal Tamba Saint-Louis fu ne def nañ fa làmb
événement bu dul événement jinne def nañ ko donc tey li ci làmb ji xam naa mais affaire lobby yi ay détails li moo di wax sànq dafa am solo ay ñëw yor sa ay barigo di suul ci la affaire bi du foofu si suñu borom doo nga fi ne wa inna lil muttaqina mafasan moo fi ne suñu borom kase moo fi ne leneen new waaw tey sëñ Fall moom laay jox balaa ñuy continuer liste bi El Hadj Ngagne Ndiaye ko laaj Malick maa ngi leen gërëm bu baax. mu jàpp ni tey pay-per-view day yàq làmb wala moom moo toog rek ba gisal bopp ni pay-per-view day yàq làmb parce que yaakaar naa ne loolu boobu ak léegi 4 mois la fàtte xaju fi. waaw sa question d'abord communication mu ngi am suñu diggante ak suñu fans club parce que ñu ngi def ay réunion ñu ngi am ay groupe ci WhatsApp yi moo tax ñu ngi waxtaan bu baax a baax te yii nii ñuy wax toog nañ fu nekk di ko wax mais day des rek làbbali fas moom taxul mu loo ko làbb rek doyul quoi di wax ñun mbër yi dañ ci am responsabilité yu mag a mag muy di gën a wax ak supporters yi di leen ñaax rek quoi mais ñoo ngi ci moom tout le temps. waaw pourquoi pas sensibilisation ma ne ko pourquoi pas incha allah. bu ci bu ko laajee tamit ñu def ko incha allah. waaw Lamine question bi dafa mel ni sànq sax tontu naa ko waxuma ne ba léegi pay-per-view baaxul ci làmb déedéet waxuma loolu de dafa mel ni dégguloo li ma wax boo dégluwaatee peut-être li ma wax sànq di nga comprendre dama ne pay-per-view li yàq làmb ci la bokk engouement bi làmb amoon pay-per-view baax na ci làmb parce que nit ñaa ngi ciy gis seen bopp mais baaxul ci benn côté la wax dafa laaj dégg-dégg baaxul ci benn côté mooy am na ñoo xamante ne ñu bare mënuñu accéder ci pay-per-view donc engouement bi làmb amoon bu njëkk ba xëy na tey booy xool moo tax tey am na mag yu bare ay classe Malick Thiandoum yi xëy na léegi sax nit wax na la Malick Thiandoum làmb da koo dépassé da nga koy dégg léegi rek Malick Thiandoum làmb dépassé na ko Bécaye Mbaye làmb dépassé na ko parce que xale yi ci réseaux sociaux yi la ñuy ne réseaux sociaux yi la ñuy ne man côté boobu laay waxee waxuma ne baaxul parce que fii may wax ak yow yaa ngi wax xëy na juumoo yow yaa ngi juum Lamine man Ibrahima sama doom la ban juumoo moo am sama diggante ak Buzz Pro déet ñàkk déggoo ban ñàkk déggoo moo ci am amul benn ñàkk déggoo question réponse waaw loolu rek la Lamine yéen xam nga ne yéen ñëpp wax dëgg yàlla samay loxo ngeen jaar bu dee yàlla dëgg rek la bëgg samay loxo ngeen jaar Lutte TV ba egsi tey fi ngeen egsi bu dee yàlla dëgg rek la bëgg donc Ibrahima tey li ma koy ñaanal yàlla man naa ci jiitu lépp lu ma ko ñaanal rek yàlla naa ci jiitu man waxeewuma fi ngeen di waxee man waxuma côté boobu dama bëgg a wax ne làmb pour mu dellu siwaat mun nañ def pay-per-view def ko diaspora téye Sénégal brouillé diaspora ba nga xamante ne ñoom dañuy fay mais Sénégal ñu may leen ko parce que ñi ne ginnaaw loolu mooy dooleelaat làmb ba mu eggaat fi mu eggoon mais waxuma ne damay bàyyi pay-per-view de déedéet làmb bii di ñëw sax xanaa moo Buzz mën na ko def làmb bii di ñëw nii waxuma ne baaxul mais fi may wax mooy day wàññi doole làmb foofu rek laay waxee. si vous avez de grands sponsors. si vous avez de grands sponsors état dugal ci dootu ko jar. ah déedéet dootu ko jar bu boobaa nag diaspora bi nga xamante ne ñoom am nañu yaakaar ne xëy na tey ñoom am nañu moyen bu ñu jëndee làmb ñoom ñu jënd ko mais biir Sénégal parce que foofu connexion xam nga ne ku ne bitim réew connexion jaaxalu la muy France di feneen ak feneen. mais tey fi nga xamante ne tey boo demee yenn coin reculé yi même bu fa connexion amee xëy na amuñu moyen tey jënd passe 5000 francs pour seetaan 5000 francs nañu waxante dëgg ah am na ñoo xamante ne duñ ko yor di ko jël waxuma ne yoruñu ko mais duñ ko jël di ko def ci passe donc ñooñu tey nañ leen xalaat am na ñoo xamante ne tey fa ñu ne internet accédé wu fa loolu foofu laay waxee Lamine. c'est la majorité. foofu rek laay waxee waxeewuma feneen. mais lamb ji exclure mu ci pay-per-view de liggéey ak Buzz sax exclure ma ko déedéet mais problème bi mooy fi may waxee mooy engouement lamb bi ñu soxla woon am na loo xamante ne pay-per-view téye na ko ci wàññi na ko bu baax te dama koy dégg ci journaliste yu bare ba ci jamaïcain ma ne taxaw keroog mu ma koy wax na ma yéen mag yi lamb da leen a weesu bokkatuñu voilà mu ngi noonu bare na dëkk yu wax ne bokkatuñu ci lamb yow fa nga jógee Lamine fa nga cosaanoo tey ah Looro yow xam nga ne tey
boo xoolee sur 10 personnes benn mooy jënd connexion ah foofu rek laay waxee. jaajëf dernière question. bon léegi pourquoi Modou rek loolu damay prolonger laaj bi tuuti rek complété ko ñaari sortie médiatique yi am yëpp Modou Lo la ak quand la sortie médiatique de Ama Baldé. Ama Baldé mardi incha allah moom mooy ñëw ak man fii Modou Lo toog moo fiy toog incha allah man ma toogaat fii ma toog ñu annoncé leen nag face à face bi nga xamante ne ñoom ñaar ci la ñu war a jàkkaarloo jour boobu lañ leen koy annoncé incha allah. Boubacar Penda Yeri IGFM pour boucler anamu waaw ak yëpp déception la ci gars yi am wëlbët gànga nangam wala ay avertissement. waaw incha allah loolu moom kenn ñaanu ko yàlla le 13 mars incha allah le 13 mars wëlbët gànga lañ bëgg incha allah bu soobee yàlla oui bu soobee yàlla. ayca relation Luc ak les autres promoteurs. waaw promoteurs yi moom wax dëgg yàlla ñii samay rakk lañu ñii samay mag lañu voilà on a de très bonnes relations fu ñu gisante wax dëgg yàlla dinañ joxante loxo mais nag bu dëgg jotee itam dañ koy wax loolu rek moo ñu boole incha allah. le mot de la fin Modou lan ngay tàggoo askan bi. waaw salaamaaleykum di kontaan ci ñëpp rek xam nga di nuyuwaat encore waa Sénégal yëpp di remercier parcelle bi ma jógee xam nga waa Rock Énergie di ñaanal mbaru parcelle yi am combat yëpp incha allah yal na leen yàlla may ndam di kontaan ci assistance bi vraiment yal na yàlla def jàmm ci Sénégal incha allah dañ bokk bu soobee yàlla di nuyu fans club yëpp ah xarit sans frontière xarañ famille xam nga waa T-Max club waa MKB waa MKD di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment. Luc Nicolaï nooy tëjee. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox rendez-vous ñëpp mardi incha allah 16h30 waaw mardi 16h30 fii dina lii ñu def nii ak Modou Lo dinañ ko def ak Ama Baldé jox leen en même temps jour bi nga xamante ne Modou Lo ak Ama Baldé dinañu jàkkaarloo ci kanam askan bi yëpp donc ñu ngi jox assistance bi ak sénégalais yëpp mardi à 16h30 incha allah fii ñu nekk ci Fana Hôtel.